moo tax mu ne qu'il soit damné ceux qui laissent libre cours à leurs propos venimeux contre l'homme de bien afin d'obtenir par leurs mensonges de substantielles récompenses. mu ne waaye itam waliman tanabada wa tanabuzu afa mu ne ki nga xam ne itam dafay def tanabus muy yàq tur mu ne nga xam ne aafatun kooku gàkk gënu koo rëy bàkkaar gënu koo rëy kañ bi sarairil alqaabi yawma tarai mu ne loolu lu ñaaw la nit tudd nangam nga jël tur ba soppi ko yàq ko ñu tuddee alxalifa Ababacar nga naan ko xaaf allahu akbar gis ku ñu tuddee Daouda nga ne ko deev gis ku ñu tuddee Xaadim nga ne ko xaa gis ku ñu tuddee Cheikh nga ne ko xëch te yàlla sax moo ngi wax ci alquran ni wala tanabazu bil alqab yàlla nee na bàyyi leen di yàq tur li may wax alquran la wala tanabazu bil alqab mu ne lu tax bu leen yàq tur mooy ni bi'sal ismul fusuq ba'da al iman xam nga arab bu tuddee bi'sa mooy mbir mu jéggi dayoo ñaaw ba kenn mënatu koo tudd mu ne bi'sa mooy li gën a ñaaw ci bàkkaar yi te yii duñ ko bàyyi xel nañ koy bàyyi xel moo tax mu ni la vie est brève, elle ressemble à un regard furtif que jette derrière soi celui qui veut voir plus clair. Ça. Qu'il soit enfin damné ceux qui lancent des titres d'infamie, car se déshonorer réciproquement est une calamité, surtout quand on se traite de tous les noms lors d'une dispute. Mu tegal la ci ne la vie est brève, elle se ressemble à un regard furtif que jette derrière soi celui qui veut voir plus clair. Inna al-hayata qasiratun, Allahu akbar, wa ka'annaha lahazatu multafitin muridi jalai. mu ne maa ngi lay yëgal ni la dund bi ak gàtt laps de temps la. Allahu akbar, wa ka'annaha lahazatu multafitin muridi jalai. dafa mel ni rek ñu nekk ci lëndëm jékki-jékki rek benn lumière ne xuy rek delluwaat. mu ne dund gi ci misaal noonu la mel, ay moment la yoo xam ne rek yu la yàlla jox, te doomu aadama yàlla benn kàttan la ko jox ci dundam yépp, muy ñetti état bu dund. yàlla ne bi ngay gane ci àdduna dangaa ñëw faible, ñëw mënaloo sa bopp dara, ñu lay yëkkati di la tëral di la tette, lépp ñu la koy defal. kon bi ngay ñëw dangaa ñëw ci ñàkk doole, nga dem ba ñu naan léegi waxambaane la. Allahu akbar, foofu mooy moment de jeunesse. kon jàppal ni ci sa moment de jeunesse benn kattan boobu kese nga am ci sa dund. nañu bàyyiwaat xel loolu, moment de jeunesse bi benn kattan boobu kese nga dese. xamal ni boo génnee ci état bu jeunesse bi fa ngay jëmaat da ngay delluwaat ci lot. moo tax ni nga ñëwee woon rek noonu ngay demaatee. mu ne nag léegi fa nizaamu yawmika laa yafika li diqihi
waaye wali diqihi ma fihi min ifaa'i mu ne organiser sa vie quotidienne ndax sa 24 heures bi nga am sax doyu la mu ne waaye 24 heures li lay wan ne doyul doomu aadama boo tëddee rek réccu saa boo demee ba war a teg sa bopp sa lal ba war a tëdd nelaw rek réccu yëg ni am na lu bari lu la raw ci journée bi mu ne waaye li muy xat-xat-xat yëpp maa fiihi min ifaa'i mën nga cee dugal loo xam ne lu am njëriñ la donte lu gàtt la moo tax mu ni ta journée est trop courte pour te suffire à l'organiser comme il s'y est. À cause de cette brièveté, tout est bien limité. Et ça. mu ne nag utlub li nafsika maslakan taataamu utalal sa bopp yoon woo xam ni yaa koy tànnal sa bopp muy yoon bu baax rek wa ajit nidaamaka muddatal anwaayi mu ne boo ko defee di nga am organisation boo xam ni foo mën a nekk foo mën a dem rek da ngay ànd ak moom boo xëyee bu fekkee ni da ngay jàngi demal jàngi ji bu fekkee da ngay liggéey demal nga liggéey su ma paree lii laay def su ma paree lii laay def isan moo Oustaz Imam Samba Diop laa ma sa dégg mu wax ni dafa am benn waay Samba kooku moom xam naa ne ab siiseen la waa ji daal dafa xëy dem ci tool ba war a bay de téye outil yi nag taxaw naan daal bu ma xëy comme 8 heures ba 9 heures damay bay fii 9 heures 10 heures ma bay fii bay fële 10 heures 11 heures ma bay fii bay fële mu topp ko di wër tool bi di wër tool bi ba ñu noonu tàkkusaan bi mu demee bay tourner rek ndëj jam ko mu ne waa man li ma wër tool bi yëpp naan bu ma bayee fii bay fii bu jëloon rek commencé tàmbali fa mu taxaw bu yàggee tool ba set kon loolu nañ ci bàyyi xel mu ne laka fi nahaari ida aradta sinaatan mu ne bëccëg gi la yàlla jox mu ne am nga ci loo mën a liggéey mu nekk sabxun tawil moo xam alquran booy jàng la wala benn xadis boo ciy dolleeku la damay wax ni léeg-léegi dafay raar nga gis tey ndaw bu ñëw ne ñun de dañ doon discuter ci benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala dañ doon jàng alquran ba yegsi ci benn aaya bi ñu yegsee ci aaya bi nañu dem laaj oustaz diw naka lañ ko mën a déggee kon nag mbokk yi dañuy tegandi gum foofu suñu loxo kon mbokk yi ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci seen émission Irshadu Subban muy éducation des jeunes ci seen rajo Safina FM 98.2 mu mel ni rek ñu ngi taxawoon ci laka fi nahaari ida aradta sinaatan sabxun tawilun fihi kullu ghanaa'i tax mu ne cherche-toi une voie de ton choix, invente la méthode une bonne fois pour toutes moo tax mu ne la tuhmilan nahaaraka al maymuna
bil jawlaani wa tatwaafi fi l anha. mu ne journée bi nga xëy ak wér gi yaram, xëy sa yëpp fonctionné. mu ne bis bu barkeel boobu nga xam ni moom la yàlla jagleel, mu ne bul ko fayalee ci wër ak taxawaalu. gox bu ne rek ñu gis la fa, gox bu ne ñu seen la fa. ndax nag jant génn ga muy génn bëccëg moo ko jox taar ba mu am, moo ko jox succès ba mu am. waaye bëgg feeñ bu ko taxee génn guddi itam mu ñàkk valeur am, te xam ne guddi am na boroom te muy weer. kon jar naa bàyyi xel. moo tax ne si tu veux agir pendant la journée, exalte longtemps ton Seigneur, source de toute richesse. Ne passe pas ton heureuse journée à ne faire que des tournées et des va-et-vient continus. kon loolu yëpp nag mu ñuy dénk rek li nga xam ne mooy nit ki bu defee farataam ba noppi mooy mu toog këram. mu ne waaye wa tafaxusin an sha'ni dhaaka wa sha'ni dha. mu ne di luññuti itam ci mbiru nit ki, xëy rek topp nit ki nan dal lay def ci li muy dugg, ndax mu ngi nàngam, ndax mi ngi nàngam. waaye wa tatabbu al af'aali wal asmaa'i, topp itam li nga xam ne moom mooy jëf yi ak tur yi. xëy rek naan diw de dégg naa dañ koy tooñ, diw de dégg naa nangam, diw de dégg naa nangam, dégg naa rek. ndax loolu yëpp ci am jot rek la tegu. moo tax mu ne la passe pas à fouiller dans les affaires de Samba ou Demba, ni à fureter dans les actes et des listes de noms de personnages à voir. loolu yëpp nag làmmiñ a koy def, te dañuy wax ni làmmiñ du furno waaye dina boy. ñu ne làmmiñ du tànk waaye dina tarxiis. kon ñaar yooyu tamit nañ ko bàyyi xel. mu ne wa sanaa'i dhaaka wa dammi dhaa wa taqawulin xiinan ala al afraadi wal fudalaa'i. mu ne waaye tagg kii xas kii léeg-léegi nga wax ci ñi nga xam ni ay kilifa lañ ñu yàlla baaxal, ñoo xam ni yàlla ci boppam moo leen ormal. waaw tagg kii xas kii, xool ñi nga xam ni yàlla moo leen teral ormal leen nga xotti seen orma. mu ne waxdar mulaadamata dhaanifati al ula, ndax min sha'nihim badrun li kulli tawaayi. mu ne maa ngi lay wattandikuloo nga topp taqoog mbooloo yi nga xam ni danga cay ne waaye doo ca jëriñu te doo ca jëriñi. ndax amuñu luy mën a jëriñ nit, fépp fu ñu dem rek yàqte rek lañ fay def. wal iyaazu billah. moo tax mu ne la passe pas à encenser celui-ci, ni à stigmatiser celui-là, ni à répandre des propos malveillants sur des personnes distinguées et supérieures. boobu tamit nañ ci bàyyi xel te xam ni gor des koy ormal, waaye gor kenn des ko tuumaal. ñu ne saay-saay nag mooy yàq gor, waaye añaan
mooy yàqal gor. ñu ne saay-saay fu mu fekk gor mën na koo yàq, waaye añaan moom fu mu fekk gor rek yàqal ko rek mooy yitteem. mu ne nit ñooñu ma la wax qawmun uquluhum xalat min fikratin tahurat wa kaana xulubuhum bi xalaayi. mu ne aw nit lañu ñoo xam ni dañu vide, waaw ay aliéné lañu rek, seen xel yi dara newu ci, amuñu xalaat bu sell, amuñu xel mu sell. waaye wa kaana xulubuhum bi xalaa, xam nga ku sa xel vide, sa xol vide, kooku fan nga jëm? kon nag ñu ngi ci seen rajo Safina FM 98.2. incha allah mën nañu ubbi ligne bi Xaaji Samba pour mbokk yi nga xam ni bëgg nañ dugg joxe seen contribution ci biir émission bi ci 88 628 10 95 88 628 10 95. moo tax mu ni méfie-toi de la fréquentation de ces vicieux dont la conduite est de jeter toutes sortes de semences de perdition. Mais ce sont des gens dont l'esprit est incapable de fournir toute pensée saine et pure, et dont le cœur est vide de tout noble sentiment. mooy nit ñi mën a wax ne amuñu xalaat, seen xalaat jëmul fenn, seen xol itam sellul. mu ne qawmun aw nit lañu ñoo xam ne ra'aw gis ñu lu dul rek nahja taassubi saidan, muy parparloo rek. waaw bu teyee ñu ànd ak diw, bu subaa ñu ànd ak diw, bu subaa ñu ànd ak diw. waaye war a aw li gën a yéeme mooy jàpp nañu ni, gis nañu ni ka annal xayra fi shaxnaa yi, dañu jàpp ne yiw yëpp mi ngi ci bañante. te bañante moom fu mu nekk yërmande yàlla dafa wàcc. moo tax yonent bi doon wax ni taxaabu, waaw soppante leen. ndax qawmun abaw illa al xusuur, mu ne aw nit lañu yoo xam ni duñu daanu ba mukk. xam nga koo xam ne nekkul ci dëgg te loo wax mu ut lum fa teg, am na ñoo xam ne duñu mës a daanu. waaw moo tax mu ne ce sont des individus qui permettent toute marque de tendresse pour un moyen de domination et qui considèrent la perplexité comme la haine. Ce sont des individus qui se vantent dans l'impiété. Or, la récompense que notre Seigneur réserve aux impies sera la dureté, un accueil glacial. moo tax lu jar a bàyyi xel la. mu ne ñoom nan la la seen màndarga mel, nit ñooñu mën a wax. nee na la wattandikul fréquenté ñoo xam ni baaxuñu te fu ñu dem dañ fay yàq. moytul ma nit ñi nga xam ne amuñu xalaat bu sell, seen xol sellul. mu ne moytul ñi nga xam ni seeni kuréel parparloo dong moo fa ne, ak ñi nga xam ne nekkuñu ci njub te kenn mënu leen orienté. mu ne xaar ma wan leen ni ñu mel, ndax siimaahum ardul bisaamati aadatan li tahakkumil udabaai wan nujabaai. mu ne boo leen gisee ñu muuñ la, wan la seeni bëñ yi ne leen, wan leen la dañ laa sopp. mu ne te loolu yëpp nag ñi ngi fexe ba nu xottee orma udabaay yi, mu ñi yàlla tànn te ñu nekk ñu ay woy tegg ñu lañu, ak ñi nga xam ni ñoom ñooy noble yi, ñi nga xam ne yàlla moom moo leen tànnal boppam.
xam nga dukk la ree rek di sa xarit. arab yi dañuy wax ni iza ra'ayta nuyubal laythi barizatan fala tazunnanna min annahu yabtasim. ñu ne boo gisee gaynde mu ŋaaŋ di ree ba nga gis bëñ yi, mu ne ay boo jékkee ne gaynde gi de sama xarit la mi ngi may ree, xaar ma dem jox ko loxo. mu ne wallaay bu boobaa nga xam ni yàlla julli la santaane. mu ne waaye wata kaatufin inda tasarruxi fi ruba, waaye wata baxturin bi mulawwanil azyaayi. mu ne yow itam dañuy coaliser ànd, mais fexe ba fu ñu nekk rek créer fa boucan, taal fa xare, te buñ ko taalee ba noppi nag rocceeku bala fa yow yaa cay des. 88 628 10 95. mu ne nga gis leen ñoom bu ñu créer safaan ba noppi rocceeku bala fa. mu ne waaye wata baxturin bi mu la wonil asiya yi, mu ne foo leen fekk ña ngay tiitaru di sañse di wane seenu taar. mu ne waaye jikko amuñu ci dara. moo tax mu ne leur trait caractéristique c'est d'étaler toujours un large sourire pour se moquer des personnes polies et magnanime. moo tax mu ne il hausse les épaules en se dandinant comme des paons dans des prairies. Il se pavane dans des costumes tout chamarrés de couleurs. xam nga arab yi sax dañ daan wax ni góor bi ñu gën a bañ mooy góor boo xam ne bu xëyee day sañse ba rafet diw toog ca kër ga, bu jigéen ñi toggee ba noppi bu ñu taajee añ mu añandoog ñoom, bu safee xorom mu ne leen xorom bi de moom ëpp na, bu añ bi neexee mu ne seen añ beeka neex. arab yi jikko jooj dañ ko ŋàññi. ñu ne góor dëgg am na heure boo xam ne du ko fekk ci kër. moo tax wa tadaawulil kalimaati xiina tadallalu, mu ne dañuy weccante itam ay baat di waxtaan di débat xiina tadallalu ci waxtu wi nga xam ne ñoom ca la ñuy ngoonale. ngoonal rek, waaye ngoonal bi ñu ngoonal lépp dans l'oisiveté la tegu, amul dara lu ci am njëriñ, lépp dans le vide, di waxtaanee caaxaan rek. waaye wata saa ulin an aswa il ambaa'i, ak itam di laaj ci information yi nga xam ne ñoo gën a ñaaw ci information yi. Aji Samba moo tax am na ñoo xam ne tey balaa ñoo mën a jënd journal rek ñu ne am na xew-xew boo xam ne bu safaanu la, keroog ci la journal di gën a dox. waaye fa ñuy waxee yiw ak mbaax, amaana journal boobu la muy jar njarte ga dana des. waaye boo xëyee tey ne diw dañ koy tooñ, ñu affiché ko, keroog journal ba du taxaw. Allahu akbar. moo tax mu ni ils colportent, ils échangent des propos partout où ils sont. Ils s'interrogent sur la question de savoir qui était le pire des prophètes. parce que mu ne kaay ma jox la nag solution. xam nga boobu ba léegi mu ngi ci problématique yi pour wax la ni nañu delluwaat ci œuvre yi nga xam ni suñu mag réew mi
bàyyi nañ ko fi ci xam-xam ñu càmbar ko ndax balaa nga jéggaani day fekk ni fa nga jóge dara dafa newul waaye fa nga nekk bu fa dara nekki consultel ba xam la fa ne lan la kilifa yi wax moo tax damay bañ saa su ne léeg-léeg nga dégg am ñu taxaw kilifa dañ koy ormal ñu naan sëriñ si duñu wax kilifa yi duñu wax yaakaar naa xaaji Samba booba léegi maa ngi wax de te li may wax nii yëpp ci kilifa yi ñuy wax bu ñu waxee ñu naan sëriñ si duñu wax xam nga léegi tey lu moom moo fii ne xoolal tey Cheikh Ahmed Tidiane li mu bind yëpp ci orientation nga dem tey ci Seydil Hadji Malick Sy li mu bind ci orientation ci Ahmadou Bamba li mu bind yëpp ci orientation moo xam ci tazawudu sigar la wala tazawudu shubaan wala nahju qadaa il xaaj xawaïj yooyu yëpp nekk ay jàngale ay orientation léegi lan la nu bëggati dafa fekk ne kay kenn ku ci nekk kullu xisbin bi ma ladayhim farixun kullu xisbin bi ma ladayhim farixun ñaara fi ne seytaane dafa wàcce ci géew gi teg ndëndëm ne kenn du fi baaxee yàlla ne ko man itam am naa élément moom boobu ñëw mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ku ma topp di nga baax ndax innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq waaw léegi nag ñaar moo am valeur yaa ngi fi tendance yaa ngi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ndax li mu war a jàngale yëpp jàngale na ko wa ma yastawi albaxraani hada adbun furaatun saaigun sharabuhu wa hada milxun ujaaj mon professeur daf koy firi Cheikh Mouhamadul Moustapha mu ne ñaari géej yooyu les deux mers sont identiques l'une est douce et calme l'autre est agitée et amère mu ne bi douce te calme mu ne géej bi nga xam ni dafa dal yënguwul dara mu ne boobu mooy valeur yi mu ne te boo xoolee ndox mi ndox mu neex la wexul mu ne mais bi nga xam ne foo ko fekk mu ngi dóor mu ne boo ko ñemee wex na xat xorom te bari na coow mooy tendance yi waaw kon mbokk mi ngi ñuy signaler ni li ñu amoon ci waxtu daanaka jeex na waaye di xam ni la ñu waroon waxtaanee jeexul te yoon yemul ci benn am na yeneen jotaay yoo xam ne mi ngi ñuy xaar kon jàpp leen ko fii samedi bu jot 16h ba 18h ci seen rajo Safina FM 98.2 ñu xam ni lépp loo xam ni wax nañ ko fi ci njuumte yal nañ ko yàlla jéggal lépp loo xam ni wax nañ ko fi ci yiw ak mbaax yal na ko yàlla tasaare ba képp ku ko dégg mën caa jubay di nuyu sama papa Tidiane mi nga xam ne ma nga ba ci Tëngéej ak sama papa Omar yal na yàlla yokk leen sutura ak sama papa Moustapha Mbodj ca Yarax sama maam yaay ñaañandoo yal na ko yàlla yokk wér ak suñu papa Habib Sène mu joxal ñu ko mboolem waa kër ga waa seeneen yal na yàlla yokk leen yokk waa Yarax yëpp oustaz moo Njaay Thiam di suñu oustaz El Hadj Cissé oustaz Makhtar Thiam oustaz Mor Thiam yal na yàlla dolli leen tawfiq dolli leen sutura in uridu illa al islaha mastata'tum wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi